mbokk yi seetaan MMD Média salaamaaleykum mbokk yi nga xam ni dañu nekk ci secteur pèlerinage mun nañu ma doy ni témoin ci li may wax. Sénégal bi ñuy dem Makka dañu jël aj gi privatiser ko liñ ci mën a privatiser maanaam dañ ko libéraliser kenn ku nekk am nga sañ-sañu créer entreprise muy agence de voyage ngay convoyer nit ñi di leen yóbbu Makka. État bi moo lay jox sañ-sañ ginnaaw boo wàccuwaan tekk li tegu ci sa kaw ci ay charte ñu jox la quota waaw bu ñu la joxee quota jox la entreprise nga fay say impôt am sañ-sañu convoyer ay nit nga dem Makka luye ji hôtel yaa xam hôtel bi nga luye fan la nekk yaa xam offre bi nga xam ni moom ngay proposer sa ay pèlerins mais lan moo tax gouvernement bu Sénégal bàyyi délégation générale bi nga xam ni Aziz Kébé moo ko jiite ñu ni kiy convoyer ay pèlerins sañu te passé 3 millions loolu teguwul fenn ndax man mi moom sama entreprise dem wuti samay hôtel wut sama ay bureau yoo xam ne maa koy fay di fay sama courant di fay sama ndox di fay sama internet te kenn subventionné wul dara ci sama pèlerinage xam naa ban package lay jaay ak ñaata laa koy jaayee ndax ki moom agence privée demul ci ujaaj bi naan ko kaay ma yóbbu la ujaaj bi moo xool offre bi mu ko proposé mu satisfaire ko mu ñëw bind ci ngir dem Makka kon délégation générale tegul fenn li mu ni amul benn agence bu am sañ-sañu passé 3 millions wala kenn ku nekk li nga jaayee nag ma wax ñaata la te nga détaillé lan mooy sa ay dépenses pour nga war a mën a jaayee li nga jaayee amul benn entreprise boo xam ne bu fekkee du waa IGE bu fekkee nekkul ñi am sañ-sañu def audit ñëw ci yow amul kenn ku am sañ-sañu ni la sa marchandise bi ñaata nga koy jaayee ak lu tax nga koy jaayee nii yaay daggal sa bopp billet d'avion fay ndox fay courant fay vigile fay internet jënd sa ay machine équiper sa bureau di fay billet d'avion pour dem Makka négocier ji sa ay hôtel dëkk ci hôtel yi nekk ci wetu Kaaba gi te kenn subventionné wu la kenn du la wax ñaata ngay jaayee loolu teguwul fenn c'est-à-dire même privé bi ko nangu sax xam nañu ni ñoom li ñuy nangu teg nooy bopp la waaye xel mënta nangu loolu amul fenn fu ko délégation bi teg nañu porter xeex bi ci kaw gouvernement bi yëg ko ndax du dëgg du yoon. ñaareel bi ci des délégation générale bari na ay quota yoo xam ni daaw ñu yóbbu woon ay nit dañoo nangu seen quota ndax defuñu li ñu war a def wala dañoo amoon ay problème mais bu loolu weesoo quota yooyu ñu nangu ku ñu ko joxaat parce que ren délégation générale mayiwul quota kon mu ngi ci ñoom lan moo tax ñu ubbi bureau pèlerinage tey ci suba ga ñu ni fees na nan la feese kan la ñuy dencal place yi lan la ñu namm ci place yooyu ñu denc lan moo tax aj gi duñu ko diisoo boole ci ñi ci bokk ñépp ci ñoo xam ni ëpp na juróom fukki at ñii ëpp na ñeent fukki at ñii ëpp na fanweeri at ñu ngi convoyé booba ñi nekk ci délégation spéciale bi am na sax ñoo xam ne juddooguñu ñu xëy ñëw ni dañuy moderniser ba ñu modernisation mais dictature amul fenn surtout ci wàllu pèlerinage jaaduwul état bu Sénégal day subventionné ñiy dem ci Makka gi dafay fay délégué général ak ñi mu àndal ku ci yeyoo am salaire da ngay am salaire état bi moo leen di assister ci wàllu luyey hôtel te ku ne xam na hôtel yi délégation générale di dal Makka xam nañu hôtel yi ñuy dal Makka kon ñoom bu ñu seetee seeni ay conditions di leen daggal billet d'avion ñuy négocier ji hôtel ak seeni ay per diem yooyu yëpp boo ko calculer xel mun naa nangu état bu Sénégal jaaye 2,5 millions parce que mooy jël ci ak njabootam di yóbbu mais bu fekkee daf ko libéraliser nga am entreprise privée xam lan ngay dépenser kenn mënu la exiger yenn yi bi ci des boo ñëwee ci bureau pèlerinage yow mi am agence privée nit ki ñëw ci yow bindu jóge foo ngi limmi musta sax ñëw Dakar danga koo war a taxawu danga koo war a encadrer danga koo war a dimbali mu dem photo wu dem def visitam ut passeport am ak yëpp loolu koo xam ni xamul bureau yi Dakar mënu ko lijjanti léegi ñu ni voyagiste privé bi amul sañ-sañu dugg ci biir pour encadrer pèlerin am
te nga koy laaj résultat ci encadrement étape de Dakar mais mënut a nekk di nga ma jox résultat ci ki ngay encadré waaye duma la bàyyi nga ànd ak moom koo àndalul noo koy encadré nga bàyyi ko mu dugg ci biir du gis ku ko orienté du gis ku mu waxal am ay problème ci fi muy visité am ay problème ci affaires étrangères am ay problème ci passeport am problème ci vaccination mais loolu xel mënu ko nangu ñu ngi interpeller encore une fois état bu Sénégal ni pèlerinage bi bari na lool ay problème bari na lool ay coow te kenn sababu ko lu dul délégation générale nañu wàcc seen bopp yamale mboolem agence privée yi tey waxtaan ak ñoom te yenn exigence yi mënta nekk ku ne xam nga ni aj gi bari na ay ndëngte certes faaw ñu nangu ko mais est-ce que affaire dictatoriale bi ñu fi indi tax na mu am benn changement amul benn changement dafa am ay réalités yu am ci wàllu pèlerinage nañ fexe bàyyi privé yi ku nekk proposer li nga am ci qualité ku deful qualité ñu bala fi aji bari na étape comme ni mu amee ci Arabie Saoudite am na hôtel booy dem Makka mën nga koo luyee junni am na hôtel boo dem mënoo ko am lu yées juróomi junni am na hôtel boo dem mënoo ko am lu yées fukki junni hôtel bu nekk ak li muy jar yow mënoo loger hôtel bu jar junni nit ku loger hôtel bu jar fukki junni nga ne ko li may jaaye ngay jaaye amul fenn ma ne Arabie Saoudite ci boppam ñoom ñuy dalloo pèlerinage bi ñoo jëkk a def VIP ñoo jëkk a def semi VIP ba ca Arafat ba ca Munna tant yi dañ ko séparé tant bii lii ngay fay bii lii ngay fay parce que bii moo gën a nekk ci luxe bii am na clim ak nangam kon kiy jaay di Arabie Saoudite di dalal ay ganam la muy jaayee yow produit ba nga ci jënd di ko jaayat waa Sénégal mënoo leen ko jaayee lu dul la nga ko jëndee bu fekkente ni bii ne da nga choisir jënd billet gétt bëy yow choisiral loolu lu la neex jaayee sa billet mais ki choisir jënd billet loge bul ko ni ci gétt bëy ngay toog loolu mënut a nekk problème yooyu nag am tey jii ci pèlerinage bi ñu teg ko ci kaw ndoddum privé yi nga xam ni ñooy yóbbu majorité bi lan moo tax ren affiché wuñu chaque agence ñaata nit nga yóbbu da daan am lan moo tax affiché wuñu état bu Sénégal ñaata lay yóbbu da daan am lan moo tax bi ñu ubbee bureau pèlerinage defuñu conférence de presse ñëpp yëg ko ñëpp ñëw da daan am lan moo tax annoncé wuñu visite ministre des affaires étrangères ci bureau pèlerinage presse bi yëpp dem ñëpp yëg ko da daan am bureau pèlerinage fin avril la ñu waxoon lay tëj yokkaat nañu ko 10 mai la ñu wax lay tëj mënut a nekk même bu tëjee dina bëri ñu lu dem Makka état bi dafay maye ay billets ay jàmbur njaay dañuy maye ay billets te bari na ci waa Sénégal ñoo xam ni yëguñu sax ni bureau pèlerinage ubbi na mais loolu dafa catastrophique te lu bëri buñ ko jëlee ni décision forcé ko privé yi dañu naan loi la bu bàyyee ko Arabie Saoudite du benn loi bu bàyyee ko Arabie Saoudite certes y a des changements pour gën a ñoŋal aj gi te changement yi mu ngi bàyyee ko ci kilifay Arabie Saoudite loolu lu ñu rafetlu la parce que dañoo bëgg pèlerin bi nekk ci nekkin wu sell loolu mooy bëgg-bëgg waa Arabie Saoudite waaye bari na lu ñuy wax ne ay dogal yu ñu jël la fekk na jëluñu benn dogal ñi ñu dénk aj gi fii ñoo ko man suuxal ñoo ko gasaxal ñooy def lu leen neex état mënut a nekk concurrence su privé parce que moom mooy ndeyu privé mooy joxe privé autorisation moo koy encadrer di ko accompagner di ko soutenir di ko sanctionner bu dëngee ki nga yilif nag ba am sañ-sañ ci moom ni ko merci am sañ-sañ ci moom ni ko defoo fi dara am sañ-sañu teg ko daan sa njaboot la kon mënut a nekk sa concurrence nga koy jaay doole ci anam gu teguwul ci yoon encore une fois na privé yi joxante loxo na privé yi jàppoo ndax aj gi du aju Aziz Kébé du aju délégation générale aju Sénégal gépp la aju diine l'islam la gouvernement bi di ko saytu di ko taxaw jël ay nit deg ca bopp ba ñooñee am ñu seqal liggéey bi kon na sell waaye jox naa la autorisation nga jënd marchandise waaye may xool loo koy jaayee ak foo koy jaayee ak ñoo koy jaay amul fenn cahier de charge yi am na condition yuñ ci teg yoo xam ni amul fenn nañuy maye quota chaque année loolu moo jaadu nañuy maye quota bu fekkee nit ki am na ay papiers yu mat bëgg a organiser pèlerinage nañ ko jàppandalal mais am na yenn doxalin yu xel mënut a nangu tey te privé bi ñoo ko nangu
boo demee ci fi ñuy bindoo dañoo ber privé yi ci benn case bu mel ni ngunu xajat la leen carrément mel ni genn pèlerinage gi du genn pèlerinage ci Sénégal état bu Sénégal coiffé ko nekk seen ndey boot leen ñoom ñëpp pourquoi boobu discrimination tegoo fenn da ngay gis mu fees dell ak ay policiers ay way takk der certes war nañu faa nekk ndax wàllu kaaraange ndax ñoom ay ordre la ñuy indi ci fu désordre am mais ci façon boo xam ne mel ni ki jiite aj gi dañu ko menacé ba ni ko dañu lay waaj a rey façon boo xam ni dafa tiitloo façon boo xam ne dafa agressif loolu tegul fenn encore une fois ñu ngi interpeller premier ministre bu Sénégal président de la République ni leen aj gi amul benn jafe-jafe njuumte yi doon am ci aj faw muy am ci aj parce que moo ko aj ñoo ànd mais bu ñu sanctionné li ci des dañ ko doxal ci njub gi mooy ñu xool leen jàppale leen encadrer leen bañ a nekk seen ay concurrent lii ngay jaay dinaa ko xam te lijjantiwoo hôtel bi ma loué lijjantiwoo condition yi may teg sama ay pèlerin loolu teguwul fenn amoo sañ-sañu am bénéfice bu ëpp ñetti junni teguwul fenn kiy jaay kenn naanu ndox mu tàng te amul suukar kuy def màkk bëgg nga ci lu néew bénéfice donte aj màkk sax amul bénéfice xam nga ñu ci am bénéfice waa délégation générale bi état bi boot di leen subventionné di leen jëndal billet di leen encadré di leen taxawu te saa bu leen neexee ñu ne seeni place fees na kenn gisul kuy convoyer lu mat ñetti junni pèlerin ubbi tey sa bureau ci suba ga nga ne fees na loolu amul fenn kon jot na ci seen rapport ñoom délégation générale ñu wax diggante daaw ak ren bureau bi ni muy gaaw a feese lan moo ko sabab ndax état bee leen ñaan ñu réserver leen ay place bu dee loolu mën nañu ko nangu mais dañ ko teg ci wàllu information mais billets yi fees na wala place yi fees na ba noppi am ay privé yuy ñëwaat di jokkalante ñu leen di utal ay place ci ay connaissance ci ay relation ci ay xaalis yu yokku yooyu xeetu doxali ñu tegul fenn la xam nañu ni mu fa demee délégation générale encore une fois ñun li ñuy wax wóolu nañu ko te ñemee nañu ko ndax ci aj gi la ñu nekk te xam nañu ni ñoo bokk Sénégal lu rafetul bu ñu ko imposer suñu biir duñu ay concurrent ay àndandoo lañu ay collaborateur bokk liggéey ngir encadrer Sénégal yi ñu dem aji màkka aj màkka ponk la ci ponk l'islam dañu war a taxawu ki koy def mu def ko ci def ni wu sell metti gamu mettee li tax yàlla ni li man istata ilayhi sabilan kon bu ñu forcé privé yi weñ seen loxo def loo leen loo xam ne jaaduwul ndax mu ngi bëgg a metti délégation générale mu ngi bëgg a exiger ci pèlerinage bi loo xam ne kenn du ko nangu te mënut a jàll nañu mayee quota yi bàyyi nit ñi liggéey encadré sénégalais yi ñu dem aji màkk aj bu rafet yi li ngi seetaan MMD Média ñu ngi leen di sant lii pàcc la goo xam ni lu ñu gis la seetlu ko te mu wóor ñu du xalaatu kenn suñu xalaat la ndax ñun ñoo ko dund te ñoo ko fekke mu ngi noonu ñu sàkku ci kilifa yi nag ñu indi ci def ci intervention ak jubbanti des na yeneen i dossier nag ci wàllu transport bi ndax nit ki mënut a nekk structure privée recruter ay ujaajam war leen a yóbbu màkk nga ne ko boo amee téeméeri ujaaj juróom fukki ujaaj yi ci sama compagnie bi ma loué nga koy indi par la force te bi ngay négocier ji compagnie bi yóbbaale woo da nga jékki-jékki indi say tarif exiger say tarif bala maa indi benn ujaaj fay la xaalis ba noppi nga soog ni ma téeméeri ujaaj yi nga am juróom fukki yi forcément leen di yóbbu dañoo xam sa pourcentage dañoo xam fan nga négocier dañoo xam kañ nga négocier waaye loolu dëgg-dëgg weñ loxo la ak jaay doole goo xam ni ñu ngi sàkku ci njiital gouvernement bi Mohamed Ben Abdallah Dionne ñu ngi sàkku ci président Macky Sall na ci indi jubbanti ndax ñi nekk ci bopp délégation bi di Abdoul Aziz Kébé ak ñi mu àndal moomuñu pèlerinage gi encore une fois dañu leen ko dénk moomuñu ko mënuñu tee nit ñi dem Màkka dañu leen a sàkk ñu collaborer ak ñun encadrer ñu sàkkuwuñu ci ñoom ñu doon ay dictature wala di ñu imposer loo xam ne xel mënu koo nangu privé yi dañuy wax privé yi ay entreprise lañu ay entreprise yu employé ay nit ñu ngi leen di sant bu baax abonné leen suñu chaîne di jot suñu ay vidéo jaa ngeen jëf